asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le 22 mai arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiapathioly yi maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe yi di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen di jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dëggal neexul. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit ici ci culture Joola. salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di ànd ak yéen saa su ne si ay programme Lutte TV te nag Mouhamed ñu ngi fii Parcelles seet si nag koo xamante ni tey suñu papa la suñu xarit la suñu waay la waaye nag dama ko mere parce que feetu pak bi gisuma ngalax mayuma ngalax te sama waay la wax naa ko Alex nee naa ko père Manga nag gisuma sama ngalax waaye amul problème jégal naa ko parce que tey gis nga dérangement bi waaye nag suñu waay la boo xamante ni tey yaakaar naa heure bu ku làmb soxlaa rek day jël temps accordé ko làmb muy suñu papa père Maga ginnaaw bu mu la nuyoo rek di la ziar bàyyi ma bàyyi la rek nga nuyu ñu lay seetaan sur Lutte TV. tout d'abord maa ngi lay remercier bu baax a baax di leen encourager ci liggéey bi ngeen def ci wàllu làmb di wax ne sa ngala da nga tardé dañuy toog di leen xaar non seulement ci ngala bi mais dañu foog a nekk ci fête bi di ngeen jaar foofu parce que à chaque fois xam ngeen ne ci fête bi damay réunir ancienne gloire yi yëpp ñëw féetoo fii oui donc mais loolu du tardé. waaw incha allah waaye ni ma koy waxee rek tey nekk koo xamante ni tey dafa bàyyi làmb dafa bàyyi bëri mais taxul mu bàyyi làmb taxawaay bi nga xamante ni rek père Manga gis nañ mu taxawu ko ancien gloire bi parce que tey bu ko neexoon mu ne banaa làmb am naa sama teranga damay toog sama coin mais si ancien gloire yi laa koy njëkkee taxawaay bi nga xamante ni tey taxawu nga leen ku si feebar ngay jóg di dal yëg-yëg boobu na lan moo ko motivé. non loolu moo ma war parce que su ma nekkee xale ci seen biir ñoom ñu jël si ma fekk El Hadji Mame Gorgui Ndiaye moo nekkoon président mu ne gis na ne dañu war a dem jëli Manga pour mu yore kuréel bi ñu ñëw fekkee si ma suma kër waxtaan ak man temps boobu maa ngi door a bàyyi bëre ma ne non teel na bàyyi leen ma bokk ci association bi rek ma wax mu ne non donc bi ñu defee délégation ñëw aussi maa ngi leen waaw woote leen assemblée générale ñu woote assemblée générale yàlla def ñoom yëpp ma laaj ne ku bëgg a nekk président na yëkkati loxo mais man du ma yëkkati loxo kenn dem si yàlla El Hadji Doudou Baka jóg Mame Gorgui jóg ne ñun Manga la ñu soxla pour mu jiite kon yaakaar naa unanimité ñëpp d'accord ci loolu noonu laa yoree kuréel ancienne gloire chaque 2 ans 3 ans ñu renouveler kii bi su ma bëggee bàyyi ba tout récemment assemblée générale bu mujjee bi au stade Iba Mar Diop mel leen fu mu nekk dama sonn dama bëgg a bàyyi ñoom Souleymane Diaw bu Waalo ne duñu dégg loolu suñu xam noonu loolu moo nekkoon assemblée générale bi duñu ñëw sax ma ne ko non il n'en est pas question assemblée générale dañuy wax yëpp renouveler bureau bi tout et consort même si yàlla ñoom dubalees yëpp foofu la ñu nekkoon bés boobu te ay rongoñ tuuru foofu suma yaram daw ma retiré parole boobu mi nga waxoon parce que j'avais décidé carrément que damay bàyyi jox keneen mu jiitu donc kenn accepté wu ko ci assemblée générale bi ci la continuité kon nag soo amee ay mag am ay kilifa am ay morom ñu jox la cër gënuloo leen dey gënuloo leen carrière ñu am qualité jiital la yaakaar naa loolu rek moo waral may def sacrifice bi may def ci seen biir te soo ko seetee fu mu nekk anciens yu bari dañu feebar déjà gis ngeen Mame Gorgui Ndiaye l'enfant chéri de Dakar gis ngeen Robert Diouf gis ngeen Mohamed Ali ñoom ñëpp dañu feebar Pape Diop le champion d'Afrique donc ñu war a dimbali la donc de passage maa ngi woo le président de la République mu gëstu ancienne gloire yi yoo xam ne def nañu lu rëy ci Sénégal indi nañu ay ndam yu rëy ci Sénégal donc su leen mën a recevoir leen waxtaan ak ñoom jàppale leen ndax loolu moo ko war te yaakaar naa ne su dekkee message bi dina ko def parce que saay bu ñu amee nakar day bokk ak ñun nakar bi donc di ko féliciter di féliciter le ministre des sports Mactar Ba ci fu ñu jógee ci Coupe d'Afrique bi yàlla defal Sénégal yëpp nekk ay champion Coupe d'Afrique ndax dañu def comme Sénégal yëpp a booloo bokk ndey bokk a baay yàkkamte ñu jël Coupe d'Afrique
yàlla jox ñu ko kon ñu féliciter le ministre Mactar Ba féliciter le président de la République boo xam ne def na moyens yëpp lu ko war def na encouragement yëpp lu ko war ci xale yi waaw. nekk lu am solo waaye ci foofu lay tàggaate rek muy que ne tey am na leneen lu ñuy waajal muy drapeau du chef de l'État te yàlla def nag tey yow yaa jiite li nga xamante ni tey moo di lutte simple tey gis nañ ne ba nga ko jiite ba tey tamit vraiment gis nañ te ay coppite yoo xamante ni tey c'est en faveur de la lutte c'est en faveur des lutteurs vraiment surtout mbër yi ñu ngi si gën a gis seen bopp waaye waajtaay kër dafa mel ni sax récemment demoon ngeen Jurbel si waajtaay. oui sant yàlla rek yaakaar naa bu ñu nekkee ci làmb ji suñu xam-xam suñu xarañ la ñu indi loolu parce que kenn du wax ne bu lekk ci lu traditionnel la ñu commencé di bëri ci village environnant yi ba ñëw Dakar ba yàlla jox ñu foofu ay ndomu tànk ba ñu nekk le roi des arènes kon nag yaakaar naa ne suñ ko jëlee ministre bi wóolu ñu jox ñu ko war nañu delloo ministre bi njukkal xarañ ci def ay innovation yu bëri donc xam nga ne bi ñu dem Kaolack ci convie bi presque la ñu nekkoon te dem te yàlla dimbali ñu ba ñu am foofu ndam lu tax ma wax ne ñu dimbali ñu ba ñu am ndam et ambiance bi am na fa compétition am na fa donc ñëpp amateurs yi yëpp wax nañ ne kontaan nañu donc loolu ndam la ñu waaj nag pour dem Diourbel bi aussi barke démb rek lañu fa jógee CRD bu ñu def foofu ministre bi moo ko présidé Mactar Ba boo xam ne du teel dara ci làmb soo waxee làmb rek sawar na jiitu foofu kon ñu ngi koy félicité waat encore de passage waaw. ba tam vraiment ku disponible. très disponible dafa bëgg sport li ñu ko jox président bi li mu ko confié mu xam ko bëgg ko ci xolam bu mu nekkee xale bi léegi kon nag nit yu mel noonu la président soxla yaakaar naa ne ñëpp suñu meloon comme Mactar Ba yaakaar naa kenn du wax ci Sénégal dara waaw. mu mel ni ren tamit am na ay coppite yu ñu gis côté pesage bi dafa mel ni poids léegi plus de 120 kilos rek la ab yeneen compétition yoo xamante ne maanaam open bi nga xamante ne open day lay nekk yu demee noonu daal. waaw ni ñu ko waxee xam nga dañuy topp askan bi lu mu bëgg rek ndax plus de 120 kilos dañ ko suspendre woon aye woon non mais bu ñu ñëwee ñu xam ne amateurs yi bëgg na loolu te drapeau chef de l'État pour ñëpp la su nekkee pour ñëpp war nañu jox ay bunta pour ñëpp compétir ñëpp ñëw bëri ñu wax ne dañ ci yokk open boo xam ne dañ ko bañoon ñu dellu soit ci parce que mooy suñu cosaan da nga doon yor sa ngemb ñëw tenk sa morom ngeen dem bëri ji donc cette fois-ci ñu wax ne du ñu changer lale dañ ko continuer par équipe puis mais open bi dina am drapeau open bi dina am pour le drapeau chef de l'État donc loolu innovation bu ñëwaat la lu bees. en plus tamit dafa mel ni tamit léegi final individuel yi tamit mooy njëkk ko équipe bi parce que bu njëkk équipe bi lañ daan njëkk a def door a def individuel en général équipe bi bu jeexaan rek da ngay gis gars yi dañu doyal sax ñibbi. non loolu moo tax xam nga déjà lu nekk fait da nga war a xool lu amateur yi bëgg xool yu public bi bëgg nga topp ci seen bëgg-bëgg loo xam ne day indi jàmm donc loolu rek la loolu moo tax ñu indiwaat innovation yu mel noonu et yaakaar naa cette fois-ci bi ñu demee ci CRD bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que gouverneur bi am na lu bari loo xam ne ñu ngi ko séntoon ci ñoom mais war na loolu yëpp pare na donc soo gisee stade bi pare na yaakaar naa suuf bu ñu waroon def foofu ak bâche yëpp yooyu pare na la gendarmerie la police yëpp dañ ci jàpp donc sapeurs yi la même chose kon yaakaar naa lu nekk ci seen wàll pare na lu nekk suñu wàll aussi le ministre moom jox nañu ay confirmation dinañu jàppale bu baax a baax comme ni nga ko doon defee avec le président de la République donc ñu leen di gërëm de l'avance. parce que tamit dafa laaj financement parce que yaakaar na ne tey équipe yi nar a ñëw yëpp yéen a leen nar a loger en plus gan yi nar a ñëw restauration bi dafa mel ne loolu yëpp daanaka yéen a ngi ci te loolu dafay laaj financement. waaw le 14 régions ñun ñoo leen di yore képp mais cette fois-ci dañu defaat innovation xam nga bu njëkk ba ñun ñoo doon ut hôtel yi ñun ñoo doon ut kër yi mais bii yoon dañu seet ne 14 régions yi ku nekk délégation am dañ lay jox sa enveloppe yow nga débrouiller sa bopp fu la neex nga dem foofu su la neex nga dem loger parce que il faut savoir qu'aussi délégation aussi am nañu ay soutien ci seen région yi waaw parce que ils sont autonomes donc seen région yi bu ñuy jóg dañ leen di jox ay appui yooyu pour ñoom la mais ça n'empêche pas CNG jël leen en charge loo xam ne seen nourriture seen hébergement yëpp dañ lay jox seen enveloppe ñoom ñu gérer seen bopp
waaw donc loolu c'est une première aussi pour innovation oui. kon loolu yaakaar naa ne amateurs yi dinañ ci am satisfaction. oui yaakaar naa ne délégation yi dañ ci am satisfaction de remercier aussi le président du CNG Bira Sène avec son équipe tous les vice-présidents tous les membres du CNG parce que ñun dañuy liggéey par équipe te par équipe drapeau chef de l'État su amee ou bien CEDEAO ñëpp ku nekk moo ciy jàpp par exemple soo gisee comme par exemple ku yore marketing Issa Ndiaye le financier day dugal de gauche à droite Abdou Aziz donc ñëpp ñooy dugal seen loxo pour la réussite de l'événement kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. kon dafa mel ni daal gars yi daal ñu ngi lay jàppale daal si liggéey bi kon côté tamit amateurs yi lan lañu mën a xaarandi côté ambiance côté culture. non xam nga toujours damay insister ci cosaan bi donc amateurs yi aussi dañ leen di gërëm di leen sant parce que fu ñu am làmb ñoom dañu déplacé wu kon du leen jox moyen ñoo taal seen oto ñëw di supporter seen ay mbër di ñëw di seetaan si parce que dañu bëgg seen amour la dañu bëgg seen lutte traditionnelle. le ministre wax na ko keroog làmb dañ ko war a protéger lu bari parce que nekkul loo xam ne dañ ko dem jéegaane ñu ñoo ko moomal suñu bopp kon lu ñu moomal suñu bopp dañ ko war a aar bu baax a baax jàpp ko ba ku ko dégg rek ku ko gis rek bëgg ko waaw di sensibiliser xale yi pour la violence ñu xam ne su yàqoo seen bopp la yaakaar ñun bi ñu bëree amuñu woon ay 100 millions kon yàlla su demee ba làmb egsi ci ay 100 millions yaakaar naa c'est de l'ordre dañ ko war a téye ñaari loxo kenn waru leen bëgg a làmb pour mu yàqu tout et consort donc dañ leen war a aar bu baax a baax ñoom ci seen bopp waaw. mu nekk lu am discipline ñu indi discipline ci làmb ji parce que képp looy def te amul discipline rek du am réussite. loolu yaakaar naa lu am solo la waaye suñu père la rek Mouhamed comme gise bi tamit yombul rek ñu bëggoon waxtaan moom tuuti rek ci actualité làmb rek muy côté violence tamit bi ñu gis ci arène bi ba récemment gis nañ ne am na mbër yu ñuy aj ku si mel ni Liss Ndiago ba si Eumeu Sène sax gis nañ tamit muy kaas côté dagg yi donte xam naa ne Manga géré wul dagg yi mais maanaam en tant que acteur làmb rek tey coow li bëri na loolu quoi. non je pense que Eumeu Sène suy kaas bon mbër moo mel noonu mais faveur yi ñuy jox mbër yi actuellement ñun dagg du suñu liggéey moo discipline bi encouragé lutteurs yi am na ñoo xam ne bëri nañu fii te kenn mësu leen dagg donc suñu la waxee règlement bi lii la yaakaar naa soo ko respecté CNG soxla dërëm nit waaw donc quand même mais il faudrait ñoom ñu respecté ñoo xam ne ñoo loolu làmb te ñoom la ñuy gérer làmb ji du ñun du yàgg par exemple bu ñu feeku ñu dugal ko seen poste lañ ko dugal dem tëral seen waajur yi kon nag su amee ay nit yoo xam ne ñu ngi lay encadré pour loolu dem ci kanam da nga ci war a sant yàlla bu baax a baax. est-ce que Manga tey mën na dugg si làmb tey te jaarul si bunt bi comme ni ko Eumeu Sène def. non xam nga ku nekk ak façon am la ku nekk ak gis-gisam la ku nekk ak sëriñam parce que xale yi léegi dañuy jiital trop sëriñam mais Manga mosul tëb barrière mais am na ñeneen ñoo xam ne dañu doon tëb barrière ku nekk daf doon def loolu mais man Manga mosuma ko def damay jaar ci buntu bi def lu ma war a def ñëw bëri ji mais suñ la waxee ne comme par exemple warloo jaar foo xam ne mooy autorité yi fu ñu toog yaakaar naa ne war nga mun a respecter loolu ñu la bëgg aussi yoon su ñëwee dina la ko tëgg. nee nañ ne nag ancien mbër bu bàyyi bëri rek en général sëriñ ngay doon wala même boo nekkul sëriñ dégg na am ay mbër yu ñëw di bootu sa ginnaaw tey est-ce que Manga depuis ba mu bàyyee ay mbër ngi ñëw tey di bootu si moom di taataan si xam-xam wala ñuy taataan si xam-xamu bëre ak xam-xam bu ñuul daanaka. non enfin xam-xamu bëre c'est possible mun naa conseiller xale bu ñëw ci man pour wàllu bëri mais affaire waaru xam-xam man awma ci doonuma ko donc duma ko jéem sax waaw lu ma mun a def daal. non loolu dina ko mun naa ko tegtal ne demal ci diw soo demee ci pas diw mun na la jàppale mun na la ñaanal mais étant donné di dini sunguf xaw ma sunguf damay dem ci ay nit ñu dimbali ma jox ma waaw donc aujourd'hui je ne vois pas les raisons pour ma dini sunguf di jox nit waaw peut-être dañ ko donn ou bien dañ ko uti mais man Manga jubluwuma ci loolu waaw. mais tamit ma bëggoon laaj tuuti rek sa xam-xam sa gis-gis ris dafa am combat bu taxaw muy Reug Reug Sa Thiès coow li bëri lool ora bi ñi naan demande sociale la sa jamono ban combat mu taxawee nii nga xamante ni tey amateur yi ñëpp ko bëggoon ko wax rek mu ne combat bi combat bu neex la par rapport ak Reug Reug Sa Thiès seen jamono yéen. non suma jamono je pense au moins combat bu mel ni comme combat Sa Thiès ak Reug Reug parce que je vois que combat boobu combat bu neex la
combat bëre la mais pour man su nekkoon maa yor Sa Thiès du bëri ak Reug Reug jamono ji waaw combat bu dangereux la pour moom waaw suñu waxante dëgg rek combat bu dangereux pour moom la waaw mais yàlla nag moo xam mbër bi aussi moo xam fu mu toll pour ñeme morom mbër pour confirmer boppam mbër bi moo mun a confirmer boppam kii saay bu ma ko jàppee yàlla mun na ma ci jox ndam parce que yàlla mooy joxe ndam waaw. yàlla mooy joxe ndam mu nekk lu am solo tamit par rapport ak mbëri léegi ni nga ko waxee rek dañu favoriser mystique de trop ba lépp lu ñuy si làmb daal daanaka mystique bi lañ siy jiital waaye combat boobu nag est-ce que yaakaar nga ne mystique moo fay ëpp doole wala entraînement ak bëre moo fay feeñ. yëpp a fay feeñ ku ñu jékku mu feeñ ku ñu jékku ci mystique mu feeñ ça c'est sûr ku muy jékku ci entraînement aussi physique soo xamee ne sa morom yàqu gën a am confiance donc gën ko jàpp mun nga ko yóbbu ci sport bi ci condition oui. Reug Reug lan moo nekk danger mi par rapport ak Sa Thiès. non danger xam nga déjà su ma waxee mu ne maa nga day far waaw analyse boo xamante ni day. analyse bu ma mënte wax rek yàlla su defee loolu méngoo ak lu ma wax rek dañuy wax ne ah maa nga mu ngi far waaw moo tax ñoom ñëpp suma ay doom lañu waaw ku yàlla defal mu am ndam yàlla jox ko ndam waaw. mais daal boo yoroon Sa Thiès daal du jël Reug Reug. boobu soo fi dellu siwaatee da mooy dugal encore ci combat bi. en tout cas dafa nekk tamit xamaa ni nit ñi tamit maanaam dañuy bëgg a gis li ñu naan une nouvelle par rapport ak lamb jooju parce que dafa nekk loo xamante ni dafa suscité beaucoup de polémique parce que am na ñoo xamante ni tey man bokk par rapport sama gis-gis pour man tey Sa Thiès même bu daanee Reug Reug du ko apporter lu bëri par rapport ak mag yi mu bëgg a bëril parce que tey bëgg na bëri ak ñoom Eumeu Sène ak yooyu noonu mais Reug Reug tamit bu ko Sa Thiès bu daanee Sa Thiès par rapport ak ñi daan Sa Thiès ku su mel ni Malick Niang ku su mel ni Boy Niang boo seetloo Sa Thiès ñi ko daan ñëpp bañ daanee Sa Thiès ba tey amaatuñ ndam peut-être nag yàlla mooy dogal mais Malick Niang depuis ba mu daanee Sa Thiès daanul mbër Boy Niang depuis ba mu daanee Sa Thiès daanul mbër analyse boobu mën a def ci loolu tam. non je pense que loolu dañu wax ne tombé moo waral ay gaaf mais je pense que loolu du nekkul ci làmb nit dina daan nit dellu soit daan koo xam ne moo ko mun sax dellu soit daan nit kooku dellu soit daan kooku tu vois loolu mooy làmb mais loolu warul tax mbër découragé oui mais aussi mbër nañu waxante dëgg am na mbër boo xam ne comme par exemple su xesee non lu question daal na ba jéggi la dafa am mbër boo xam ne su amee moment pour dem lu ko téye day jafe waaw mbër bu ndaw buy jóg am confiance am sëriñ am taxawaay gëm lu muy def lu ko téye day xaw a jafe. kon tey Reug Reug day jafe. waxuma la non bu leen ma dugal ci gàmm boobu. en tout cas guddi na mais. combat bu neex la ay ñaari xale bu war a bëre làmb moo leen boole donc je pense que le meilleur gagne. waaw maa ngi lay jaajëfal. merci. maa ngi xaar ngalax. non ngara bi amul problème soo dem da nga koy yóbbaale. di gërëm amateur yi làmb yi di gërëm promoteur yi ndax gis nga bu ma jëlee làmb ji ay promoteurs yu mag ñëw nañu investir ci lutte traditionnelle organiser ay gala de lutte kon maa ngi leen di remercier bu baax a baax. plus de 55 millions lañ defagum ci lutte simple. voilà donc loolu maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen invité aussi képp ku nekk promoteur lutte avec frappe promoteur lutte traditionnelle ñu ngi leen di invité du drapeau de chef de l'État drapeau chef de l'État ñoo ko moom fête làmb la kon ñu ngi woo amateurs yi woo promoteurs yi woo association yi yëpp bés boobu ñoom ñëpp ñu ñëw Diourbel ñu fête ko à l'ensemble waaw. parce que di fàttali tamit mooy compétition bi gën a màgg tamit Mohamed si wàllu lutte simple tey si réew mi. waaw loolu la dama su ma la waxee ne fête Sénégal le drapeau du chef de l'État gardien de la constitution donc moo am drapeau boobu kon yaakaar naa képp ku yëngul làmb te nekk amateur même soo nekkul amateur sax nekk sénégalais war nga ñëw seetaan si làmb ju à Diourbel kon ñu ngi invité ñëpp invité kilifa yi yëpp invité waa làmb yi surtout. yow tam ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay bi gën a guddal fan bi parce que gis na ne heure bu ñu la soxlaa da nga ñu ko yombalal suñu papa suñu xarit yow moom yàlla na sa jàmm yàgg. non c'est normal mais attention à 21h 22h kenn du fekkee ni di ko interviewé quand même dama amul nu ma leen di def rek mais c'est pas normal que même ngeen toog bi à 22h ngeen ñëw mais mënu ma la ñàkkal. koor gi la ndogu yeeg. waaw ndogu yi
ana ndogu yi da nga ma soo doo ñëw da nga ma waroon a indi ci ndogu yi. loolu moom yoon la dañoo ndogoo àll moo tax dañoo ndogoo kër Baye Mandione. y a pas de problème kër. kër Baye Mandione. kër Mbaam yow kon seen affaire baax na tey. tane na rek lekk ngeen. waaw lekk nañ ba suur. xar yi tout est cons. lekk nañ ba suur na foofu. yàlla ce passage suma xale la Baye Mandione maa ngi koy nuru di ko sant ba pare di ko encouragé di nuyu waa Thiaroye ñëpp di leen encouragé rawatina waa Diamaguène ñoom suma xarit Max Mbargane waaw donc ñoom père Babou Naar donc askanu làmb yëpp maa ngi leen di nuyu rawatina nag école de lutte Manga 2 waaw le président Papis Wagué ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ndax am na fu mu yóbbu école de lutte Manga 2 déjà Dame Sène am na combat waaw tout récemment lutte traditionnelle Dame Sène arène Adrien Senghor donc Ousseynou aussi jël na ay drapeaux yu bëri Mbartine Malem Niani numéro 2 am nga Malem Niani aussi am na ay combat donc ñu ngi remercier le président de l'école de lutte Manga 2 waaw ci taxawaay bu mu taxaw ci école bi. yow tam ñu ngi lay remercier. donc merci jërë ngeen jëf maa ngi leen di remercier aussi parce que gis nañu seen xarañ ci làmb ci yaakaar naa ne yéen di ngeen def promotion drapeau chef de l'État avant l'événement. On va en discuter dañuy waxtaan bu bare jokkante ay xalaat waaw la même chose ci. oui balaa ngeen di dem dinaa defal benn surprise boo xam ne benn cadeau la lay jox ça va te permettre gën a xam Manga 2 donc ma jox le papier bi soo demee à la découverte d'une grande figure Manga 2 donc di nga ci am lu bari loo xam ne di nga ko xam ci Manga 2 oui. merci lii moom dañ si kontaan bu baax a baax parce que yow moom nit ki rek koo xamante ni ñu koy waxee la rek en dehors tey du lutteur de Manga 2 tey maanaam tey charge bi na ci Manga 2 tey rek social bi nga xamante ni tey rek maanaam gis nañ ne vous faites preuve de ça ni ma ko waxee si début bi rek ancien gloire yi nga xamante ni rek yaa ngi leen di taxawu rek loolu yaakaar naa ne Sénégal kenn amu si sa fay kon loolu dañu si kontaan bu baax di la ñaanal rek lii nag xam naa dinañ ko étudier Mohamed def si nag sax ay plateau di ko décortiquer benn par benn incha allah. merci beaucoup dama leen di gërëm rek kenn mënu leen fay parce que loo xam ne mooy suñu cosaan demuñ ko jéegaane fen ñu ñoo ko moomal suñu bopp ngeen am seen yéene di ci waxtaan ci lu rafet di sensibiliser xale yi donc yaakaar naa ne yéen am ngeen jërëjëf. tout d'abord aussi balaa ñu dem dinaa nuyu suma waa kër. di remercier suma jabar boo xam ne à chaque fois moo leen di accueillir donc di nuyu suma doom yi di nuyu suma waa Joal Fadiouth boo xam ne surtout suma xale yu nekk foofu di nuyu suma doom yi suma jarbaat yi ñu nekk ci diaspora bi ñoom ñëpp parce que à chaque fois événement su amee nañuy woote donc ñoom ñëpp amateur làmb yu diaspora yi yëpp le président du Janjeko ñoom ñëpp maa leen di les jeunes promoteurs seen président aussi maa ngi leen di nuyu parce que seen taxawaay bi rafet na trop waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay jaajëfal. waaw je vous remercie maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. atiwa Mohamed di ko bëgg rek di ko ziar rek si disponibilité am vraiment ak accessibilité bi nga xamante ni daf ñu koy may rek suñu papa Manga di ko ñaanal yàlla gën a guddal fanam gën a dëgëral taxawaayam di ko ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous rek ba beneen yoon incha allah. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le 22 mai arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiapathioly yi maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe yi di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen di jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dëggal neexul. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit ici culture Joola.